jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ci gën a fës ñi ngi fas yéene janowaat muy nguurug Sénégal ak kuréel googee ëmb syndicat jàngalekat yi ñu gën koo xam ci G6 démb nag seen ndaje ma daanaka la ca tukkee taxu koo am solo ba tax na nag ñu fas yéene janowaat ni ki àjjuma ji ponk yi fas yéene waxtaane nag bokk na ci ndàmpaayu dëkkuwaay yi beneen ponk ci biir xibaar yi muy nag ndox boo moyul ay jafe-jafe dana ci am ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo cay liggéey ñoom nag da ngay yëglu ndax nee ñu ki nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu ko ndox mi yorin wa dëppawul ak yoom te tamit jafe-jafe yi ñu ngi koy dund ci seenub nekkin bis bi ñu jagleel théâtre démb nag lañu ko màggal fii ci Sénégal nag xel dem ci Hamidou Dia nekk philosophe nekkit bindkat critique d'art homme de lettres ci jamonoom nag liggéeyam fësoon na waaye lim fi bàyyi tamit ba tey mi ngi fi du fi mës a jug tàggat yaram sunu gaynde yu Sénégal démb la woon seen ñaareelu jongante xaritoo ngir waajal coupe du monde bi seen diggante nag ak Bosnie ndam demul ndam dikkul danoo témbo jongante boobee ñu doon defee ca Havre ca France. Aliou Cissé nag ci gis-gisam mooy gaynde bu ci ne natt na la ba xam na nga toll tey ji nag juróom benn atu Macky Sall yi mu def ci nguur gi taxaw seetlu gi ba tey ñu ngi ko jagleel wàllug koom la ñu ca nemmeeku nag mooy koom gi nee ñu tolluwaay bi sax baax na ndax téeméer boo jël kon yokk na ba juróom-ñaar waaye nag taxul askan wi gis ci seen bopp ndax bu ñu xoolee ñi nga xamante ni ñoom ñooy soxna yi ba nëga ni ña ngay sonn marché bi metti na bu ko weesoo tamit bor yi bari na loolu yëpp ñu jàpp ni dana am ay njeexital ci koom gi mbokki ponk yaa ngi ni daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenikaay yi bu ngeen taaxir la tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dal nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko ak beneen ndaje mi nga xamante ne nag nguurug Sénégal mi ngi koy waajal diggam ak syndicat jàngalekat yooyu bootu ci ab kuréel duppee ko G6 démb nag ña nga doon jano waaye nag déggoo gi des na mu am nag ay ponk yoo xamante ne faaw ñu yëkkatiwaat ko lu ca mel ni ndàmpaay yu dëkkuwaay yooyu bokk na ci ñu teewlu nag ki nga xamante ni moom moo yore kàddu nguur bu Sénégal Seydou Gueye ci micro Cheikh Tidiane Dione. waxtaan boobu ak déggoo boobu may nañu. ñu jàpp ni ajjuma incha allah ni ñu toogee woon tey dajewaat dinañu toog pour saytu ñeent wala juróomi ponk benn bi mooy ndàmpaayu dëkkuwaay muy indemnité de logement ñaareel bi mooy gën a jéegal xalaat beeg waxtaan bi ci li ñuy wooyee corps des administrateurs scolaires ñetteel bi mooy mbiru passerelle professionnelle yi te premier ministre nee na ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation dina ñëw bokk ci réunion bi parce que am na lu mu ci war a yàbbi ñeenteel bi mooy wàllu ala traité yi ñi nga xam ni ñoo doon volontaire ak vacataire matuwaay yëpp dinañ ko jël pour saytu ko parce que junni lañu ak ñeenti téeméer ci li ñu lim pour seet naka la mbir moom mu ne sotti donc kooku dafa laaj réunion technique yoo xam ne dañu koy seet balaa ñu koy mën a delloosi pour mën cee jël décision. beneen ponk bi nga xam ne bu ñu yàlla dimbalee àjjuma ñu fekke ko dinañ ko saytu mooy commission paritaire yi naka lañ leen di relancer waate donc loolu moom moo doon waxtaan wi premier ministre nag nee na bu ñu toll ci lu mel ni war nañu mën a xoolaat naka la ñuy continuer wéyale waxtaan wi te nit ñi delluwaat ci classe yi jàngal gune yi parce que intérêt gune yi moo tax ñun ñuy def lii di ci sonn di ci wax. li soxal xale yi ñuy fëkk nag ci Sénégal jëlate nañu ay matuwaay ngir nag gën ko mën a xeex rawatina ak ci Sénégal war nga la këpp jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk biir réew mi lëkkaloo na ak jëwriñ ji ñu dénk kaaraangeeg gone yi solo si nag mooy fexe rek kon ba jël ay matuwaay dalal nañu nag xelu askan wi ci wàllu wooye bu ko weesoo tamit ña ngay sàkku rek ci way jur yi nag ñu daal di rek gën a ànd akub dal waaye tamit nañuy bàyyi xel bu baax a baax ci mbirum gone yi Mame Biram Diouf. xale yi dañoo laaj ñu aar leen loolee ab droit la jëriñ nga xam ne nag mooy saytu lépp lu soxal sax xale yi du tuutànke yi di Ndeye Ramatoulaye Gueye Diop moom nag jàpp ni ministère am mu ngi liggéey bu baax ànd ak ministère de l'intérieur collectivité locale ak ministère de la justice lépp kon ngir lépp lu jëm ci xale yi ñuy këf mbala sax di leen di faat loolee kon doon loo xam ni dina dakk. sama rôle wax naa la protéger xale bi la contre abus maltraitance su demee ba nekk rey. loolu mbiru ministère de l'intérieur la loolu moo tax tontu ma ci wante am na xale bu ñu reyoon ki ñu violé woon rey ko dem naa présenté ji samay condoléances mais yëgu leen ko ndax sooy dem si ñoo xamante ni dañu am métit dañu am naqar da ngay respecté seen naqar respecté seen métit.
ndogal yi ñu jël ngir yokk kaaraange gi bu bokk ci nag yi ngir jëlee xale yi ci mbedd mi. ndax frontière mënuloo ko traversé te xamuñu yow yaay kan xamuñu ki nga àndal moom mooy kan. dinañu gën a renforcer dispositif bi ñu joxewaat ay instructions pour que ñu nekk ci frontière bi mën a veiller ci loolu xale boo xamante ni dafa nar a ñëw moom rek buñ ko bàyyi bu jàll xale boo xamante ni dafa am ku mu àndal ñu xool ki mu àndal ndax war na ànd ak moom ba pare ndax waajuram yi jox nañ ko autorisation pour mu ànd ak moom pour bala muy dugg ci biir territoire sénégalais bi surtout au niveau des gares routières aussi dinañu liggéey ak ministre des transports pour que ci gares routières yi ñoom ñu gën a saytu xale yi. ministre de l'intérieur mi xam le ni kon jël nañ bépp matuwaay ngir kaaraange gi mat sëkk di yokk it ne parents yi war nañu kon jël seen i matuwaay it ngir gën a tegg seen i doom. xale boo xam ne bii tey dafa war a jàngi fu sori ak këram war nañ ko bàyyi te xamuñ fu muy dem loolu du lu ñuy bind di décret di arrêté dañu bëgg a rappeler rek borom kër yi que dafa am lu leen war ci seen i njaboot également état bi am lu ko war. te nag bu ñu kenn ku nekk ñu defee loo war yaakaar naa ne problème yooyu léegi ñu mar ko mën a dépasser. nguur gi jël bépp matuwaay ngir kaaraange gi kon doon loo xam ne daal day mucc ayib waaye it ñaari jëwriñ yi di laaj waajur yi ak yeneen acteurs yi nga xam mbir mi da leen soxal ñu gën a it dugal seen loxo ci mbir mi. kuréel gi ëmb syndicat yi njaboote ñuy liggéey ci mbalit mi ñoom nag ña ngay laaj seeni koppar nguurug Sénégal ne ñu toll na ci ñetti milliards ak téeméeri millions ci suñuy koppar junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci liggéeykat yu ama Sénégal ñoom nag ñooy naqarlu doxalinu nguurug Sénégal ñu ngi sàkku nag mu daal di sàmmonteek li nga xamante ne xaatimoon na ko am na fukki at ak benn démb amal nañu ab doxub ñaxtu Habib Faye yu subaxoo lu toll ci junni ak juróom-ñetti téeméeri agent yu bokkoon ci ama Sénégal ñoom ñooñee ñooy laaj état bu Sénégal seen koppar gamu leen amel ñoom ñooñee ne sonn nañ ci xaar bi lu weesu fukki at a ngi ni ñu toog ñetti milliards ak téeméeri millions ci suñu koppar loolee mooy bor bi. parce que dossier ama Sénégal fukki at ak benn ba tey bi ñu liggéeyee 1777 agents ci 1777 agents yooyu. boo seetloo ñu ngi doon réclamer 3 milliards 100 millions si 3 milliards 100 millions yooyu état du Sénégal joxe 3 avenants de 130 millions muy 390 millions li ñu gën a naqari mooy ay nit yu liggéey 11 ans ils se retrouvent avec des indemnités de 59 000 francs. Madadi Sy ak ay ñoñom mer ba futt la ñu def tey woo l'état wu Sénégal mu respecté lii di ay engagement am. état bi du ñu respecté seen i kaddu Olof Ndiaye dafa ne digge bor la waaye ñàkk ko def ay war la te ñu mënuñoo concevoir. un état boo xam ne mi ngi jël ay milliards di ko pasar pasare à gauche et à droite te ñuy wax Sénégal émergent naka la Sénégal di émerger ci salte naka la Sénégal di émerger tant que yaa ngi foulé au pied la législation du travail mooy maanaam doo respecter say engagement. ñoom ñi nga xamante nit ay techniciens de surface lañ jamono ji seen plan d'action lañ fas yéene wëyal bu dee l'état bi yënguwul. comme juróom-benn syndicats yi ñoo ànd defandoo une plateforme commune plateforme nag bi ci njëkk muy ci dossier ama Sénégal bi. ñaareel bi aussi mooy que ñun dañ leen demandé ñu am une plateforme revendicative boo xam ne pour qu'il y ait l'ouverture de négociation. toll nañ ci juróom benn syndicat ñu booloo ci convergence syndicat bu nettoiement yi ñoom techniciens yu surface yi amal nañ doxuk ñaxtu ci allée Khalifa Ababacar Sy gi ngir rek wone seen nakar l'état wu Sénégal. yeneen ni liggéeykat ngi nii nag di yëglu ne nag bu ñu waxul ci ñoom daanu yëngu-yëngal ba ñëpp yëg ko rawatina ak askan wi ci wàlluk ndox muy nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo cay liggéeyee ndax nee ñu anam yi ñuy liggéey nag metti na lool waaye tamit jëriñ ji di Mansour Faye ña ngay nag naqarlu yorinam Yeli Coulibaly moom mooy secrétaire général bu syndicat bi ëmb liggéeykat yi ci wàlluk ndox ñu teewlu ay kàddoom ci micro Mohamed Diop. sunu teewaayu Touba tey dañu jaaxle ñu tiit ñu am naqar ñu daw ñëw laxu ci xarit bi di waxtaan ak moom dañuy privatiser hydraulique mais ñun yëguñu dara dañ xëy rek ñu ne privé yi egsi nañu Mansour Faye bind nañ ko juróom-ñetti bataaxal mais tontuwul le premier ministre Boun Abdallah Dionne bind nañ ko moom tam tontuwul ñu jaaxle loolu moo indi sunu ñëw Touba tey ñu ñëw waxtaan ak xalif bi dënk ko sunu bopp jox ko këyit yi ñu yor yëpp comme ça moom xool naka lay def ak nguur gi loolu moo ñu indi Touba tey fu mu toll sunu jafe-jafe bëri na budget hydraulique nekk na plus de 100 milliards hydraulique boo ñëwee tey da ngay yërëm ña fay liggéey comme ay taalibe il travaille en haillons tenue yi ñu doon sol dàll yi yeeg yëpp Mansour Faye def na ko xaalis def ci gafakaam amuñu bulletin de salaire amuñu ko amuñu indemnité de déplacement amuñu habillement amuñu prime de risque amuñu heure supplémentaire amuñu prime de logement absence totale de dialogue amul concertation amul dara boo ko bindee du la tontu
Mansour Faye xamul liñ ko dénk ñun ndox lañ yor l'eau est sacrée. Mansour Faye xamul liñ ko dénk wax ji nañ ko wax te dee mooy goro président la moo tax ñu jox ko mais Mansour Faye ne peut pas diriger sa ministère nañ ko wax te dee ay ingénieurs yu ko ëpp capacité ngi fi ñi jàng Canada ñi jàng polytechnique te joxuñu leen ko nañ wax te dëgg ci grève lañ jëm de forage bu paan ñu taxaw di ko xool loolu ñu indi ci xale bi te dinañ ci waxtaan ak moom. ñu yegg ba Daaru Cubb ca commune bu Jaxaay la nekk Daaru Karim nekk ci Rufisque Est askan nag ñoom it ña ngay ñaxtu ndax la leen métti bari na ci seen nag dëkkuwaay yooyu nga xamante ne nii amuñu courant amuñu ndox mu sell mënuñoo jotee tamit ci ay tali muy nag ay méttit yoo xamante ne ña ngi ko boole di ko dund ay at a ngi nii Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Ndiaye. nekk ci lii di commune bu Jaxaay Daaru Cubb nag la fa manqué bëri na lool ci seen janook taskatu xabaar yi nag askan wa di joxoñ baaraam jafe-jafe yi nga xam ne nii moom la ñu jànkoonteel. fii nii Daaru Cubb am na manqué na ay infrastructure yoo xamante ne pour jeunesse bi la quoi lu si mel ni comme foyer des jeunes bi parce que le maire en personne moom moo nu promettre foyer des jeunes xam nga dina ko dig te mosuñoo yóbbu ba si site bi ñu xamuñu sax site bi. soxla nañu collège parce que aussi tamit ñàkkuñu espace bu nga ko def depuis que maire bi existe fii ba léegi. am na ay lotissement yoo xam ñu ngi ko def ay plus de hectares yu bëri ñu ngi ko def si Daaru Cubb di jël daaru amul si benn bénéficier amul lu mu si bénéficié wu suuf si da nga koy jël di ko jox ñeneen ñoo xam dëkkuñu si dëkk bi nan ñu si jàppal dagal ñu si collège. beneen problème insécurité xam nga problème insécurité mooy tey lu ko talee table daaru nga dugg mooy fu ñuy duggee buntu dëkk bi ba fu ngay génnee buntu dëkk bi 4 lampes moo fiy taax 4 lampes yëpp buntu kër Oustaz Alioune Sall lay taax kon loolu am na lu muy nuróol ci politique. mbat bi tamit doon benn fële ca Daaru Karim Guy Murit ci Tingeej foofu nag askan wi amuñu ndox rawatina lii di courant. ñun li ñuy dund dañu yaakaaroon na sax jeex na ci àdduna mooy 25 kilomètres di Dakar Rufisque 25 kilomètres de Dakar Rufisque ñu mën a dëkk fii amuñu ndox amuñu courant mais loolu vraiment man yaakaar naa amatul ci àdduna. démarche bu ñu deful amul façon bu ne def nañ ko dem nañ ci autorités yi dem nañ ci maire yi wax nañoo ñëpp ministre bi mu fi ñëwee wane nañ suñ bopp xamal leen ne amuñu ndox mais ba léegi amaguñ satisfaction kon ñun vraiment président Macky Sall waxoon na ne PUDC li tax mu def ko ñi nga xamante ne dañoo nekk ci àll bi nga xamante ne tey ñoom ñëpp am nañu ndox 82 kilomètres ci àll bi 100 et quelque boo demee am nañ ay ndox boo ku ci ubbi robinet bi sotti. ñu am courant ñun ñu mën a dëkk 25 kilomètres de Dakar mënuñu am courant mënuñu am ndox mais loolu kenn mosu ko gis mënul nekk. mu doon askan yoo xam ni nag dañuy joxañ baaraamu tuuma lii di maire yi nga xam ni ñoom lañ jiite ñoom nag jàpp nañ ne yooyu maire amuñu benn saafara ci seen i jafe-jafe lu ni mel nag moom moo tax ñu bëgg nag nguur gi wut ay saafara ci seen jafe-jafe yooyu nga xam ne nii moom la ñu jànkoonteel. gannaaw Rufisque Est Tivaouane Peulh kër yi ñu tojoon nag ci weeru avril bi nag ma ngay indi ay jafe-jafe ci weeru avril bi weesu ndax dañoo nemmeeku ni toj nañu ko ci anam yoo xamante ne nag dëppoowul ak yoon seen i borom ña nga cay jafe-jafe maire bu Tivaouane Peulh ñàgg tamit ma ngi koy naqarlu ndax nee na dafa am ay kuréel yu urbanisme ak ñu bootu ci cadastre yoo xamante ne nii nag ñoom ñoo bëgg kon teg loxo seen i suuf foofee ñu ne nag duñu ko nangu benn yoon Papis Diop moom mooy maire bu Tivaouane Peulh ñàgg ñu teewlu ko ci micro Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb. jamono yi passé def nañ fi li ñuy woowee délimitation département de Rufisque département de Pikine ñu délimité Malika délimité Tivaouane Peulh ñàgg mu leer askan bi agence nationale aménagement territoire joxe ay coordonnées mu leer ñëpp waaye nag doxalin bi ñu rafetluwul mooy woy ba léegi mais nag wax dëgg neex yàlla jël nañ taxawaay boo xamante ne si doxalin même bi ñu ko rafetluwul kenn dootu ñu noot léegi. waaw xam nga litige même bu amee fii dafa am maire litige bu amee da ngay waxtaan ak maire bi mooy waxtaan ak askan bi mais loolu amu fi dañuy ñëw jaay ñu doole def ni leen neex loolu moo tax ñu taxawaay bii alhamdulilah taxawaay bi tey jur na jàmm te am na yaakaar ne que li fi xew nii tey c'est la première fois depuis que premier ministre jël décision DSCOS di fi ñëwaat waaye jàpp naa ne que duñ fi ñëwaat ci condition yu mel nii. ñu yegg ba fële tamit ca Ngaleen ab dëkk la bu nekk ca diggante Ngunjaan ak Taset foofu it ay jafe-jafe la ñu fa nemmeeku ci wàllu ko suuf ndax nee ñu dafa am ñoo xamante ne nag dañoo daal di rek kon bëgg a teg loxo suuf lu toll ci fukki hectare ak benn foofe mu doon loo xamante ne nag metti na lool askan wa lépp nag dara waralu ko rek lu dul carrière ba nu fay liggéey te carrière boobee nag dafay indil askan wa yeew foofu ay jafe-jafe rawatina ak ci wàllu ko wér-gu-yaram ndax ñu bari tey ñi ngi am ay jafe-jafe ci wàllu ko nooyi askan wa nag wane nañu seenuk nakkar Cheikh Anta Diop say la tiira
Ngaleen di ab dëkk boo xamante ni mi ngi ci diggante Ngunjaan ak Taset ay carrière wër ko dëkk bi askan wi ñoom ñëpp génnoon rango ay morsoy xonq nee nañ lu toll ci fukki hectare ak benn de la ñu nar a jël ci seeni suuf te ñi nga xamante ni ñoom ñoo yëngu ci ay carrière ñoom ñoo ko bëgg a def. Ngaleen dañoo sonn dañuy nangu seen suuf te antan ñaari communes yi mais sonn nañ poussière bi weruñu liggéeyuñu mbay lañ am ñu bëgg a nangu suñu 11 hectares fi ñu taxaw ni ñu ngi taxaw ci cimetière yi te boo xoolee fii ak fii matul 100 mètres léegi ñun dañu ne président de la république moo signé décret boo xam ne mu jaaree ko ci préfet ñu war a liggéey pour sotti fii garawaay diggante dëkk bi ak carrière bi te matul 100 mètres léegi ñu bëgg ñu santaas ñu ne léegi carrière bi dañu defar case de santé defal ñu école defal ñu hôpital mais boo fi jëndee 11 hectares jël ko fii ñun fan lañ jëm wala ñun fan la ñuy dëkk te Sénégal am problème mu suuf. ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci Ngaleen nee nañ de poussière carrière yi mi ngi leen di bëgg a rey daanaka kenn amatul wér-gu-yaram ci dëkk bi ba tax ne nee nañ carrière yi buñ ko fi ubbee day gën a indi ay loraange. xoolal poussière bi kuunuun mënatuñu nelaw gudd Ngaleen mënatuñu nelaw guddi Mbaalo mënatuñu nelaw guddi ku fi feebar tuberculose guddi ak bëccëg. da ngay dem sax ba baram saret yi dañuy jéej pour di la abal ndax feebar yu bëri est-ce que loolu jaadu na. loolu nag mënuñu koo nangu tey mënuñu koo nangu ëllëg ñun ñu ngi nii dañuy dox fii ba 14 kilomètres ngir dem école. doo am lu la yóbbu te danga koy dox yow est-ce que kooku mën na daw feebar. askanu Ngaleen ñoom nee nañ duñu dellu ginnaaw ci xeex bi te it carrière bi buñ ko fas yéene ubbi fii ci dëkk bi boo sàgganul daañu jaar seen kaw. Cheikh Anta Diop ñiit nee ñu duñu dellu ginnaaw muy opérateur privé stockeur yi nekk ca Casamance nee nañ nag nguur gi daf leen yoral ay xaalis koppar maanaam lu toll ci 200 millions appal nañu nag nguur gi benn ay bis lañu ko may bu fekkente ne nag yëngatuwul daanu dem ba fa mbaxane doone benn ñu teewlu El Hadj Ndiaye moom mooy njiital opérateur yooyu ci micro bu Bakar Diassi. li suñu méthode daal mooy li leen kii doon wax rek ñun dañ am jaaxle parce que dañoo indi fii ci usine bi gerte ñu réceptionné ko ba léegi fayuñu loolu mooy suñu métit te gerte gi ñu fi indi ni ñu ko amee mooy suñuy bokk ñooñu óolu jox ñu seen i gerte yeneen yi dañoo jël prêt ci banque bi dem jëndi ko dëgg la suñu amoon doole fi mu ne duñu doon wax sa affaire presse dañoo dem porter plainte mu fay ñu suñuy intérêt ak suñuy frais de dossier ak suñuy apport yëpp daf ñu ko war a fay parce que gerte dañ xaalis bi dañ ko war a jël indi gerte gi ñu fay ñuy dem jëlaat gerte ñu fay ñuy dem jëlaat gerte léegi nag bañ jëlee xaalis ci banque yi ba léegi mu ngi tëdd fii kenn fay ñu kon loolu normalement liñ ci war a fay yëpp moom moo ko war a fay ci xayma li ñuy yoral fi ne mën na 4 milliards sol fii wala lu ko jege parce que depuis le 6 fay ñu. ñu daal di àddu nag ci wàllu politique ak système de parrainage boobee nga xamante ni ma ngay wëy di jur coow ci ku jekk politique gi gannaaw bokk gis-gis parti démocratique bu Sénégal tey ji nag parti bi de PUR moom mooy yëkkati ay kàddu rek di ŋàññi nag boobee doxalin ñu fas yéene rek jëfee ci woteeg faluk njiitu réew mi ndax dañoo jàpp ni doon na loo xamante ni bu nu ko tëralee du baax rawatina ak ku jekk politique gi ñoom ñoo cay gën a sonn Ibrahima Kane lañ ci àndal yu subaxoo voté fal njiitu réew bi ñu dëgmal ci atum 2019 lu jëm ci parrainage u candidat yi parti bi di PUR ne dina ko xeex ba fa mu mën a yem mu di ab système boo xamante ne professeur Issa Sall nee na dara undu ko lu dul jéem a fexe ba yenn candidat yi duñu présenté wu. dañu wax ne bu fekkee ne am nga parti war a dem élection na la sa parti ngem nga dem élection loolu la ñu wax. lan mooy ndeyu nag yow bala ngay dem nga am 70 000 signatures loolu amul sens et puis signature yooyu ñu wax dañ koy wax rek mais ñoom xamuñ sax luy signature seetal banque yow nga am compte bancaire léeg-léeg nga def benn chèque jox ko nit mu dem di fayee ko bu demee ñu xool chèque bi ne sa signature bi évolué na ndegam banque mi nga xam ne bëriwul ay nit yu mu amee yore lépp ci yow mooy am difficulté pour contrôler signature booy waxatuma laa 70 000 signatures yoo xam ne peut-être 5 wala 6 wala 7 candidats ñoo koy joxe. li njort ci ginnaaw mooy man rek maay doon candidat keneen du doon candidat mais li nit ñi xamul mooy kenn rek mënut a doon candidat faaw am koo xam ne dina mooy nekk sa wet. fi mu toll nii nag assemblée nationale mu nga ca processus bi ngir nag lu jëm ci adoption projet de loi boobu wante PUR di leen dànkaafu ne nag loi bu ni mel bu ko fi kenn voté. lii ñuy def buñ ci saxul ba ñoom ñu retiré ko bañ ko yóbbu ci pencum ndaw mi. buñ ko fa yóbboo dina jàll parce que xam nga ne ñoom ñoo fa ëpp te 90 députés nga soxla ñoom am nañ 127 députés donc seen 90 députés yi dañ leen di tàggat ba nga xam ne ñoom dañ koy wote moo tax ñun nag ñu leen di dànkaafu wax ne lii ngeen di wote baaxul ci réew mi waaw
loolu tax. suñ ko voté nag lan moo nar a nekk seen taxawaay. ah ben nag di ngeen ko gis xam nga bés ba di ngeen gis ñun suñu taxawaay de toutes les façons dañu wax ne cin bu naree neex bu baaxee xeeñ wan nañu ne ànduñu ci tey te duñu rek ñoo ci àndul. ci fàttali projet de loi bi tax nag ñu mën a dugal parrainage u candidat yi ci élection yi ñu dëgmal adopté nañ ko ba noppi ci conseil des ministres fi mu toll nii kon assemblée nationale moom moo ci des ndax da koy adopté am déet fi mu toll nii nag projet de loi boobu mu ngay wéy di diviser. bis bi ñu jegleel théâtre démb lañu ko màggal ci àdduna wërngal këpp fii ci Sénégal nag xel dem ci Hamidou Dia mu nekkoon philosophe nekkit koo xamante ni bindkat la nekk critique d'art homme de lettres ci jamonoom nag liggéeyam fës na ba ñu ràññee ko rafetlu ko waaye tamit li mu fi bàyyi ni ndono kenn du ko fàtte Faty Dieng. waxtu wu am solo ngir delloo njukkal ku liggéeyal réewam. bëccëg gi àdduna warngal këpp jagleel théâtre ñu yëngatu ci wàllum aada ak cosaan di fàttaliku ndem si yàlla Hamidou Dia. Hamidou dafa nekk bindkat bi nga xam ni genre yi ñuy bind yëpp daf ci am xam-xam. liggéey na ci littérature li nga xam ni liggéey bu am solo la mu nekkoon conseiller yu président xamoon ni aussi yorul woon conseiller bu classique rek def ko rek conseiller dafa xamoon ni dafa am conseiller bi bu nekk créateur. mu bàyyi ko ay liberté am ak ay liberté am mais aussi sans que mu nekk anarchie mu mën a waxtaan ak moom ci yu bari di ko wax nag nekk trait d'union entre écrivains yi ak moom. professeur Hamidou Dia doonoon jàngalekat philosophe xam-xamam yaatu woon lool mu yéene woon ko ñëpp jàppe woon boppam doomu Afrique. boo waxee mu ne man balaa may mon rêve c'est que l'Afrique benn Afrique yëpp nekk ñëpp am benn passeport même passeport c'est pour cela muy liggéey souvent ci charte du Mandé et chaque fois que ñu am conférence sur le plan international dafay dem toujours pour défendre les thèses de l'unité africaine. ndono lim fi bàyyi du mësa naax saay professeur Hamidou Dia yewe noonu lool ci ab xam-xamam. daan liggéey ak réew yu bari bokk na ca Palestine ak Cameroun. du président pour dire que l'association des écrivains. ni ko président Paul Biya waxee kuréel gi lëkkale bindkat yu Sénégal ak dendoob Afrique bi yëpp dañoo dugal seen loxo ci xeex gi Cameroun di xeex ñi di Boko Haram di indi fitna ci réew mi professeur Hamidou Dia am ci taxawaay bu rafet réflexion yi itam bu am solo. Devant les difficultés qu'il connaît concernant les difficultés dans le sud-ouest et au nord-ouest du Cameroun. Notre disparu aujourd'hui. tey ki nga xam ne moom la ñu ñàkk mu nekkoon doomu Afrique doomu àdduna boo xam ne liggéey na liggéey bu am solo moom professeur Hamidou Dia taxawu na bu baax a baax askan wi maa ngi fàttaliku kaddu yu am solo kaddu yu rafet yi nga xam ne yëkkati na ko ba ñuy amal xew-xew bi di yëkkati benn raaya. dippee ko ndem si yàlla Yasser Arafat. pour la liberté et la paix. ndaje mi ñu jeexale ko ab pièce de théâtre doon ci waxtaan li xew ci jamono waxtu wile. jaajëfal ko bu baax Faty Dieng tàggat yaram nag ci la ñuy àddu ak ñaareelu jongante xarito ba sunu gaynde yi doon amal ni kii démb seen diggante ak Bosnie la woon ngir waajal nag mondial ba ca Russie dañoo témboo ci jongante boobee ndam dikkul ca Havre ga ca France la ñu doon amalee boobee jongante kii di Aliou Cissé nag moom la mu wax rek gaynde bu ci ne natt na la ba xam nag na nga mënee ñu teewloo Aliou Cissé ci micro suñuy naataango foofee Mohamed Ndiaye ak Mor Kharma. Le bilan il est plutôt positif dans la mesure. man li ma jàngat ci ñaari match yi nga xamante ni Sénégal amal na ko moo di équipe bi ci man dama koy tirer bilan bu positif ndaxte boo xoolee 30 jours laa woowoon à part ñi blessé joué loon naa ñëpp ñu nga xamante ni ci ñaari match yi nga xamante ni Sénégal amal na ko joueurs yi participé nañ ci li ma ci gën a seetloo rek leneen li nga xamante ni moo ci gën a am solo mooy système bu bees bi mu indi waxoon naa que ni aw ma woon temps ci jamono éliminatoire Coupe d'Afrique bi
pour def instaurer système bi ci match amicaux yi loolu lay jariñ pour def teg li nga xamante ne mooy système bu bees donte joueurs yi des na tuuti ñu comprendre ko mais dina ñëw ñoom ñëpp ay footballeur lañu dinañ xam bu baax nan la ñuy def en tout cas dafay jafe trop parfois ñuy jouer ak ay équipes yu mel ne Bosnie ndaxte dañuy jouer ñoom bloc bas maanaam dañuy wàcc ci suuf te bu ñu wàccee ci suuf dañuy am jafe-jafe ngir remonter ko waaye li mu ci mën a jàpp rek mooy bilan positif la mën a tiré ci ñaari match yi nga xamante ne Sénégal amoon na ko. Pour jouer dans ce système-là de 3-5-2, donc c'est ce que j'ai voulu regarder. Voilà. Aliou Cissé doon addu ci micro Mamadou Ndiaye juróom-benn atu Macky Sall yi mu def ci nguur gi taxaw seetlu gi tey ji comme lañu ko jagleel ak tolluwaay bi ci Sénégal ñu ne ay jéego am na naam ndax téeméer boo jël fi mu ne nii ñu ngi ci juróom-ñaar loole nag taxul askan wi gis ci seen bopp ndax ba nëga ni ay jafe-jafe mi ngi am dund gi ma ngay wéy di cher rawatina ak soxna yi sax ci marché yi ñu ngi koy yëg bu baax a baax ñu ne nag bor yi tolluwaay bi tamit bu ñu ko xoolee doon na yoo xamante ni ni dafay am ay njeexital ci wàllu koom gi tey ji Fatou Bintou Konté moo dikk ak ñun ci taxaw seetlu bi Younous Diatta ci caméra bi. juróom benni at bi mu toogee ci bopp réew mi li nga xam ne moo jëm ci wàllum koom-koom ki nga xam ne moom moo di Macky Sall buñ ko seetloo ci wàllum chiffre ñu ngi ci toll ci 7% mu di yokkute gu am doole wante bu ñu dégloo Mounir Ndiaye mi nga xam ne xam-xamam dafa jëm màcc ci wàllum économie moom daf ñuy xamal ni gouvernement bi jamono ji ab manipulation dong lay def ci chiffres yi de. plan Sénégal émergent lan la bëggoon dañ ne plan Sénégal émergent li mu bëggoon moom mooy que li mu waxoon moom mooy que ne ñeenti at yi nga xam ne mooy plan d'action prioritaire 2014 ba 2018 dañu waxoon ne dañu bëgg taux de croissance de 7,1% en moyenne par année maanaam téeméer bu ne ci yokkute mu am juróom-ñaar yu ci topp léegi boo ko calculer mooy 28% maanaam ñeenti at yi dafa waroon am taux de croissance dafa waroon am 28% de croissance PIB wu Sénégal mais li ñu constaté mooy 4,2% en 2014 5,6% en 2015 6,3% en 2016 et aujourd'hui on parle de 7%. Vous faites le cumul ça fait même pas 18%. Ce qui fait qu'il y a un gap peut-être que loolu moom moo tax nguur gi jël initiative wu di génnee ay yeneen chiffres pour wane ne moom li mu waxoon mi ngi xaw a am bon moo tax chiffres yi aussi bu ñu ko xoolee aussi du ñu xaw a convaincre. moom Mounir Ndiaye mu ñuy xamleel ni Macky Sall fi mu di toll nii moom ak ñu ko wër ci ay chiffres la ñuy nekk di focaliser wu alors que fi mu toll nii priorité bi feneen la nekk. affaire chiffre amu fi solo nguur gi li leen rey moom mooy que ne ñoom bi ñu fi toogee ba léegi. li ñuy jéem a def rek moom mooy fexe ba wane ay chiffres ne Sénégal jëm na ci kanam. ñoom sénégalais yi sax buñ ko dégloo moom Mounir Ndiaye nee na 7% yooyu gisuñu ci seen bopp ndax jamono ji la ñuy dund tar na trop. même bu dee croissance am na moom mooy yokkute boobu nan la ko sénégalais bi gisee buñ ne yokkute am na retraité bi ban njëriñ la am ci retraité est-ce que yokkute boobu dafa tax retraité bi mu daan fayee ko ay 6 000 5 000 francs dem 50 000. étudiant bi nga xam ne 18 000 francs lay fayee ko bourse wala 36 000 francs est-ce que moom dafa yokku. ba tax ni sax ki nga xam ne beneen économiste la ñu di ko duppee Meissa Babou mu di ñu xamal ni nguur gi fi mu toll nii lu jëm ci wàllum dund gi mu di panier de la ménagère dafa war a toll fi nga xam ne autosuffisance dañuy wax maanaam am ba doyal la. te pétrole moo yore njëg comme que nag pétrole bougé wul te yàlla defal nañu sutura nawet yu baax kon njëg yi bougé wu changé wuñu loolu dootul ndam environnement bi ñu ne te mu neex lool loolu mooy indi tey njëg jógul wante ndam li ak li ñu waroon a def wala ñu war ko wax mooy ñu ne duñu nañ bay dunde la muy jar ci ñun mu jar ko muy ci ceeb muy ci xaru tabaski muy ci napp jën am ci dëkk bi ndawal meew yooyu nga xam ne fa la Sénégal yi ne di fa liggéey yooyu lañ deful alal lañ ci deful xaalis ba nga xam ne suñ ko defoon tey ñu bay suñ ceeb bopp ceeb mën na dem sax ba kilo fanweer ndax ñunu neen lay doon su boobaa soble mën na wàcc ba kilo ñeent fukki dërëm. beneen problème amaat na mu jëm ci wàllu endettement moom mu ni jàpp ni fi mu toll nii jamono ji endettement bi ñu nekkee bu ñu deful nànk réew mi ci nasax la jëm te mu di bor boo xam ne dara justifié wu ko moom looloo ko ci jaaxal. wax ne leb bi du problème parce que kuréel bi ñu nekk muy UEMOA moom daf ne tant que leb bi demul ba nekk 70% wu PIB bi maanaam boo jëlee alalu réew mi téeméer boo jël juróom-ñaar fukk bi nekk bor kon leb bi amul problème ñun ñu ngi ci juróom-benn fukk ak ñett léegi nag problème moom mooy bu ñu demee bu fee quelques années juróom-benn fukk ak ñett bi ci ñaata at lañ fa àggee parce que
fukk ak juróom-ñaar lañu amoon 2006. bu toogee ci bopp réew mi juróom benn at a ngi nii situation économique dëkk bi fi mu ne nii dafa xaw a jaxasoo ñu di ñu jox ay chiffres yoo xam ne kenn xamut lu mu doon te amul benn effet ci li nga xam ne moom moo di dundinu askan wi. cant ak ngërëm ñeel na la Fatou Bintou Konté ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Aly Ngouille Ndiaye mu gàddu aw yatam fas yéene tàllal nu naraak def kati ñaawtee fii ba mu ne ñaay foofee la ministre intérieur ak sécurité publique toll yëral xët mu njëkk Vox Populi ñiy wër di sàcc xale yi ak di leen faat ku ñu ca jàpp ca cour d'assises di ëttu atte gi ñuy attee def kati ñaawtee fii Aly Ngouille Ndiaye nee na fa lañ leen di yóbbu atte leen l'observateur nañu gouvernement bi teg na ay mesures yu rëy ngir xeex càccum xale yeeg gone ñuy faat Aly Ngouille Ndiaye moo ko xam le démb ci añ bu mu séqoon ak taskatu xabaar yi mu di déjeuner de presse ministre intérieur ak sécurité publique di Aly Ngouille Ndiaye nee na balaa genn gone di génn te ci réew mi di romb frontière yi day ànd ak mag mu yore firnde muy wane ne xale bi war naa mën a génn maanaam autorisation mu teg ci ne ba mbir yi tàmbalee lëmbe réew mi ak léegi police ak gendarmerie toogatuñu ñoo ngi taxaw temm ci kaaraange ak askan wi loolu sax a tax ci diirub juróomi fan teg nañu loxo lu ëpp junni nit ngir enquête leen ci wàll wi ñetti cas yu dëgg yu wér péng ne loolee am na Aly Ngouille Ndiaye ne moo amagum ci réew mi mu di Fallou Ba ma ñu faat ca Touba Fallou Diop ma ñu faat ca Rufisque ak Mariétou Doumbouya ma ñu faat ca Mbao li ñu naan élection yi di ñëw moo waral sàccum xale yi takkarnaase ci réew mi Aly Ngouille Ndiaye ne gëmul loolee ndax bu doon loolu la xewit bi du am ci sous-région bi source a nañu gouvernement bu Sénégal caaxaanewul càccum xale yi ne Aly Ngouille Ndiaye xam le na junni nit ñu jàpp ci mbir mi ci jamono jooj ci naataangoom Ndeye Ramatoulaye Gueye Diop di jëwriñ gi ñu dénk xale yi xam le ne opération bi ñu fi doon def ngir jële xale yi ci mbedd mi dinañu ko tàmbaliwaat sa tey ji ci suba si leeral na it li tax bi mbir yi xewee ak léegi ñuy sàcc xale yi ak di leen faat kenn dégg ko mu wax ci moom ministre bi anki dina kay nañu enfin ndax yàlla ministre Ndeye Ramatoulaye Gueye Diop génn ci patak mu xaaral gi mu nekkee woon wax ci mbiri nit ñi dégg ko ñu dégg Le Quotidien moom it mu xëy xibaar bi mu di xale yi ñu war a jële ci mbedd yi tey ji la ñu koy tàmbali libération nañu Aly Ngouille Ndiaye diggée na ay daan yu taratar ci ñiy sàcc ak di faat xale yi Vox Populi nañu Aly Ngouille Ndiaye yamul foofu ndax ku jëg politique gi ne dañuy bàyyi ba bés bi ñuy woote loi bi jëm ci wàllu parrainage ñu daje ci buntu assemblée nationale dekkalaat fa beneen 23 juin Aly Ngouille Ndiaye tontu na leen ministre intérieur nee na bu ñu fa bëggee daje nañu bàyyi ba am autorisation waaye bu ñu fa dajee te amuñu autorisation bu boobaa danañu mele ku leen deful dara ndax xam na li koy yoot moom Aly Ngouille Ndiaye ministre intérieur la cloche xamal nañu ne am nañu xibaar yu wér ci ne président Macky Sall dafa bëgg a jël nit fal ko dénk ko organisation élection yi jëlee ko ci loxoy Aly Ngouille Ndiaye bàyyi ko ministre intérieur kese ni ko Abdoulaye Wade defee woon atum 2012 1991 ba léegi parrainage dafa mas a am ci réew mi ministre de la justice garde des sceaux di Ismaïla Madior Fall moo ko wax mi ngi ko waxee ci xët mu njëkk Soleil national yéenekaay bi dañu coowal parrainage gi ñuy jaaba jonge ci dëkk bi ñii naan dafay delloo démocratie ginnaaw ña ca des gis ne lu baax la ndax dana tax ñu moytu candidat yu bari ci wote présidentiel yi constitutionnaliste bii di ministre de la justice Ismaïla Madior Fall wax na journaliste ci Soleil national yi la mu ca xalaat honorable député El Hadji Issa Sall bu parti pur ni ci xët mu njëkk L'Observateur coowal parrainage loole bu ñu ko lijjantiwul réglé ko ba mu féete boor moo nar a taal réew mi moo fi nar a tuur deret te loole ñun duñu ko nangu Mahammed Boun Abdallah Dionne ma jëm suba ca kanamu député ngir waxtaan ak ñoom tolluwaay réew mi L'Observateur xëy nañu leeral la ko fay xaar bokk na ci ay tontu ak i leeral ci coowal accord de pêche yi gaz beeg pétrole bi ak càccum xale yeeg gone yi ñuy faat journal bi nañu premier ministre na waajal te xam ne député yi dañu ko sëkkatal am na yeneen i député yoo xam ne ñoom naruñoo teg seen tànk ci assemblée nationale dañuy boycotté PM Suisse Ibrahima Dem mi démissionné démb L'Observateur xëy na ci dikkaat nee nañu dàqul soobu ci géew politique bi Souleymane Teliko di président union des magistrats du Sénégal nee ci journal bi demuk Suisse Ibrahima Amidou Dem ci conseil supérieur de la magistrature perte bu rëy la ci magistrature Sénégal source a xëy ñu leeralal li procureur ba woon di Ibrahima Dem di nasaka nësër direct info di laaj ndax justice Sénégal bi daanuwul enquête dina kay nañu en tout cas wopp ju ko dal du ay caaxaan malaise profonde nul bu wow koŋ moom la gaynde Sénégal yi def démb record nañu ci match amical bi doxoon seen diggante ak Bosnie la ndam demul dikkul kenn dugalul sa morom dara gune Aliou Cissé yi mu di gaynde yi ba léegi mënaguñu ko stade yi ne kay nañu li gaynde yi wane waa démb dalul am xel match nul lañu def Les Échos ne ko ak match bu nul nag. jaajëfal ko Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dig ne leen daje ci yeneen jotaay di ñaanal kenn daluk jàmm te di ko sàkk ci yéen.